Yacine Seck recapitalisation. c'est-à-dire dafa yombul nag. recapitalisation. non parce que depuis ce matin. dañ ciy buté moo tax loolu laay tout à fait la recapitalisation c'est une technique. voilà c'est une njàmbaas tuuti la ma xalaat. d'accord ayca kon ñu dem très rapidement parce que léegi 8h jot Yacine li gën a fës ci yéenekaay yi xëyee tàmbali ko tribune bay ci say weewu tànk ni ko Mame Mbaye di waxee. tribune boobee dikkaat na ci Diourbel Kanel ak Bambey ngir wax lan wax ci lu toll ci juróom-ñaari téeméeri junni ci ay sénégalais yi nga xamante ni xiif mi ngi leen di yott et c'est hyper important ñu bàyyi ko xel au moment où ñuy wax ne ceebu jën sunu plan national ñu ngi ko daal di yóbbu wala classé patrimoine immatériel de l'UNESCO kon mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nit ñi nag nee nañ Diourbel Kanel Bambey la ñu ciblé waaye Dakar gi am na ñoo xamante ni gobar jaas la ñu def bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu ndékkee du ñu añ mu doon lu doy waar dañuy ñëw ci xët wu njëkk ci libération Yacine dikkaat na ci trafic de non libération nag yéeg na passeport diplomatique yi Birahim libération xaw ma lan la waaye fan yii yëpp à la une li muy titré mooy passeport diplomatique mais c'est bien pour que évolution information bi ñu xam lu mu ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko dalal Hadj Mansour ayca li gën a fës ci libération xët bu njëkk yaa si dikkaat na ci trafic de passeport diplomatique yi diggante présidence ak affaires étrangères mbir mi fa la wulee ñaaye ñetti at yi nga xam ne ay xeetug tappale xeetug loxoor xeetug njaaj mu doon li nga xamante ni également lu doy waar alors Mamadou Fofana ca noonee wax nañu ne opérateur économique yi di Limamou Laye Seck ak Ali Ndaw di ay agent affaires étrangères Badara Samb ak Cheikh Arabi Samb ñoom ñoo njëkk a daal donc ñoom moom tawarkalla Codé Ndiaye ak Yacine Fall mi nekk ay fausse ñes ñu ne ci feu Falilou Kane ñoom itam amoon nañu wala bénéficié wu nañu ci yooyu lekk passeport diplomatique waaye danoo fayoon mafia bi lu toll ci fukk ak ñaar ci ay millions mbirum passeport diplomatique nag moom tawarkalla Libération dikkaat na ci scandale bi nga xam ne wax ngeen ci léegi muy scandale bi ñu nemmeeku ci SAR société africaine de raffinage ak marché yaama neex yi gré à gré yi nga xam ne ñu ngi ko tënk ci ñaari milliards suñu koppar mu doon instant bi nii li yéenekaay yëpp xëyee ci suba si réew mi quotidien dikkaat na ci sunu plan national ceebu jën bi nga xam ne yóbbu nañu ko ca UNESCO loole nag lu ci am solo la ci wet gi ab commerçante la ñu ne ca Parcelles Assainies dafa nëbb lu toll ci fukk ak juróom ci ay corne yamba ca soutien-gorge am kii moo dëgër fit moom dafa war na réew mi toj lii quotidien dikkaat na ci ndaje bi nga xam ne Yacine Seck jàmmi réew mi amal na ko ak président de la république bu ñu fàtte ne jàmmi réew mi également daje woon na ak mouvement Y'en a marre société civile bi ngir bëggoon na marche jëm ci mooy marche bu njëkk ba jëm ci justice bi ni muy doxee mu Ndiaye Cissé ci lii quotidien dikkaat na bu baax a baax ci solo sug ndaje boobee nga xam ne amal nañu ko ak njiitu réew mi moom président de la république tension universitaire bi dégg guñ ci njiitu réew mi moom jamono ji ma nga ca ceebu jën bi loolu la ki lii quotidien nag moo ko xamle ñu ñëw ci campagne bu yeesu Yacine soxal vaccination ñàkku gi wàllu poliomyélite lu toll ci 2 millions ak juróom-ñetti téeméeri junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mooy chiffre bi Yacine boo ko waxee ci wolof moom mooy la junni 2 millions 803 mille 175 junni yaa ngi nii sama poche boo ko waxee ci wolof rek ma jox la ko ma jéggal la. est-ce que doo yéegal junni ndaw na de. junni ndaw na de. ah junni ndaw la. boo yégalee enchère bi may wax. wóolu ko sa bopp de day suuf rek day nappe. maa ngi koy dee sax pour mu jëm ko. yaa ngi koy dégg la lu toll ci 2 millions kon ak juróom-ñetti téeméer ak ñetti junni toftal téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay xale la ñu ciblé ndax dafa am juróom benn ci ay région yaas ñi nga xam ne dinañ fa gis poliomyélite sauvage kon ñàkku gi urgence la ci ñi nga xam ne ñoo di rek waa ministère de la santé ngir ñu bàyyi ci xel bu baax a baax alors dañuy ñëw ci critique yéen a kaay moom ak monseigneur Benjamin Ndiaye moom lu foofu na dafa mel ni dafa rek feelu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mi doon artu ci doxalinu politique bi ak surtout anam gi ñu war a taxawee suñu digganteeg ñoom waaye monseigneur moom dafa ne bu ñu xamb taal bi c'est-à-dire bu ñu foowee ak taal bi dikkaat na ci li nga xamante ni moo di solo sukk diine gi ñu bañ ko coloré wala di ko bañ a jëfandikoo di ko jëfandikoo ci lu jëm ci mbirum politique loole nanu ci bàyyi xel bu baax a baax kon dafa mel ni kilifa diine yi jamono ji ñu ngi def seen kéem kàttan ñoom itam di woote jàmm par rapport ak tension yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku alors ñu jël beneen
beneen yéenekaay Yacine Vox Populi ak xëtam bu njëkk moom dikk na ba léegi ci trafic passeport diplomatique ak ñaari gendarme yi nga xam ne auditionné nañu leen ni ki démb ca division des investigations criminelles libéré nañu leen sur convocation ak itam dañoo war a jàllaat ni ki tey mu doon lu nga xam te ni lu doy waar la li jëm ci UCAD ak yeneen université yi moo xam université bu Saint-Louis itam xëtum bu njëkk moom Vox Populi dikkaat na ci ak tension bi nga xam ne ñu ngi ci dikk bu baax a baax ndax li ñuy laaj seen i àq ak yelleef la jàpp nañu ko wala bu ñu leen ci andil ay saafara gis nañu ne du ñu wàcc benn yoon ñoom étudiants yi wala du ñu tay benn yoon wàcc ci mbedd bi daal di amal seen i ay grève kon dafa mel ni lii rek la ñu mënoon tënk ci li nga xamante ni moom moo soxal li gën a fës ci yéenekaay yi Mamadou Fofana amoon na loo bëggoon yokk sànq. affaire Sarr bi laa doon wax. C'est vrai Birahim wax na ko Siré ñëwaat na ci recapitalisation bi mais man dama jàpp ne yëf yi dafa weesu loolu parce que mbirum Sarr boo xoolee ki nga xam ne moom mooy actionnaire majoritaire moom mooy Locafrique Locafrique papa ak doom ñoo nekk jamono ji ci jafe-jafe ci contrôle justement li nga xam ne moom mooy boîte bi nga xam ne moom moo ëpp la mu yor ci wàllum action ci biir Sarr maintenant est-ce que dañuy bàyyi papa ak doom ñuy jote saa su ne muy ñëw di déteindre ci li nga xam ne mooy ŋàbbinu Sarr ak doxalinu Sarr wala wa ilaa dañuy bàyyi noonu yëf yi rek Sarr du doxee ci noo xam ne dañuy manipuler bu kii demee yoon ne moom moo gagné mu dem ci conseil d'administration bi manipuler dem ci direction bi manipuler ba du ñu déggoo am ay problème donc man loolu laa jàpp ne loolu mooy le problème de fond bi nga xam ne moom nañuy wax bay jëm ci ay recapitalisation mais lu ci mënti am il faudrait que suñu société yi tamit que ñuy primer di jël sénégalais yi ñuy jiitu ca kanam parce que loolu tamit dafa am solo Sénégal on ne maîtrise absolument rien te mënuñu am lu toll ni Sarr di yëngu ci wàllum pétrole ñu war ko exploiter Sénégal ñu koy jël di ko bëgg a jox ay tubaab wala ñeneen ak ñeneen dafa am solo pour ñu bàyyi ci xel. daan ko gën a yaatal ci kanam Yacine ñu jeexalee bés bi sunu mbokk ñi nga xam ne ñoo di waa groupe E-Media Hadj Mansour waaw gaa ñi nag bu dee dañoo yokk mburu mi ñoom am nañ alternative xam nga sénégalais dafa bëri pax te it yàgg ngaa prôné ñuy dem ci dugub ba mboq léegi nag fonde bi moom tubaarkàlla fi mu nekk nii fonde gi tëj dëkk bi fii ñun de ñu ngi ci ci kaw bi ci suuf premier ba quatrième ñu ngi ci sant bu baax nga lekk ba suur oui jaay fonde amul pertement sax na ñu ngi ci sant bu baax kon bu yow ñu yokk mburu bi ba téeméer oui ñoo xam am nañu suñu fonde ak cere am nañu suñu fonde danoo bàyyi baaxu maam alors que boulangerie nag ñoo ngi di lakk comme mburu boo xam ne fonde ak comme fonde bi mboq beeg dugub beeg basi bi xoolal loolu mais bi ñu commencé def lu alternatif rek la ñu weñ loxoy consommateurs yi yokk force billaay te xaaral ma jox la benn secret bu ñu wéyee ci fonde gi ak cere ji suba teel gi léegi ñu wàññiwaat mburu bi ndax kenn du ko jënd mais c'est ça jeex na Yacine li moo ci gënoon a fës ci bi yéen a kaay xëy daan ko gën a yaatal ci kanam incha allah rabi xibaaru wolof yi ak Mantoulaye Thioub. aywa merci beaucoup Mouhamed ñëwal def sa faram-fàcce xibaar Siré ba suba. waaw yal na yàlla def jàmm Sénégal. aywa jërëjëf beaucoup amiin Mamadou à demain incha allah aywa ñu jàll si xibaar yi léegi lay doon. Sen TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum étudiants yi ca Saint-Louis dañu doon manifester ngir jàppale seen nattangoo yi ca Bambey benn yëddukat sax foofu la ñu séquestré ni duñu ko bàyyi fii ak way takk der yi génnuñu ci seen dëkkuwaay yooyu la foofii ca Saint-Louis dinañ ci dellu siwaat yëddukat nag moom la ñuy wax ci tubaab renseignements généraux dinañu wax itam ci wàllu xibaar li nga xam ni mooy société africaine de raffinage Cheikh Yérim Seck génn gu am solo gu mu ci def yéenekaay yu bëri bind ci itam mel ni dafa am ay ñu bëgg xaalis te duñu suur benn yoon bëgg sàkkal pexe kër ga ku ci nekk actionnaire majoritaire nag lànk lu mel noone waaye lànkam ga daa mel ni dañu ko ciy bëgg a sonal bëgg ko yóbbu ci yoon Omar Faye ni loolu duñ ko nangu tey ni ki ëllëg ndax ba mu sëngee mee moom Sarr moom rek la ñu gisoon di ngeen déggi kàddoom ñoom ñaar Cheikh Yérim Seck ak Omar Faye lu may loolee itam dinañu wax ci diwaanu Casamance ak itam fexe ba mu dellu soit askan wi itam delluwaat ci suuf suñu wanoon ginnaaw yitteel na bu baax
kilifa ya waa ANACAR ba tax ñu fas yéene rek am xaalis buñ ci dugal ni ki itam suqaliwaat suuf sa dindiwaat la fa nekk ci ay yàqu-yàqu. sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kay lañu koy ndax keppe ak Mantoulaye Thioub Ndoye faram fàcce gi Nis Kiis ak Mohamed Babacar Diop. Abadiata tout à l'heure aywa Mohamed. Yacine kon ñu fas yéene faram-fàccee xibaar yi ni mu ko tënkee Hadj Mansour ni ki sànq tàmbali kooku étudiants yu nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ñoom nag dañoo bari woon yoon wa wala tali yu bari yi nekk ca gox ba daal di lakk itam ay pneu ni ki démb ci route nationale numéro 2 bi ca fa féete wala fa tolloog grande porte bu université ba ngir rek soutenir seen ay camarades université bu Bambey yi nga xam ne ñu ngi ci ak selenglu grève ñetti fan ñoom nag daanaka tas nañu leen naam ci ay grenade lacrymogène force de l'ordre yi ñoo fa jaar ginnaaw gi itam dellu nañu ci seen campus social yooyule ñu des ci xibaar yi ba léegi dem ca Louga ak meeting bu Mamour Diallo woon fa doon amal ca kër Serigne Louga foofa itam militant Moustapha Diop la ñu poignardé ci dënn Daouda Sow li wuyoo mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñeent moom nag marié wu na waaye itam papay benn doom la mu mel ni kon jam gi nu ko jam ca meetingu Mamour Diallo ca quartier Serigne Louga bu sud nekk ca domicile maire sortant bi di Moustapha Diop jur na fa coow ndax jamono ji àndoo ngeen di teewlu ma nga ci urgence hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga njabootam nag nee nañu daañu tabbi ci aw plainte balaa ñuy xuus Hadj Mansour ñu ngi ko doon wax boobu ba léegi lu jëm ci wàllu violence yi daanaka campagne bi tàmbaleegul sax waaye ñu ngi koy tàmbalee nemmeeku. yàlla leen di commencé di weer parce que nekkuñu ci jamonoy campagne Bougane fii lay dem ñu ne ko doo ko fi defee maire bi nekk ginnaaw ray non bëgg a def meeting ñu ne ko doo ko fi defee dem ba yegg ci ab commandant bu jiite ay way takk der nit ñi taxaw ci kanam mbooloom bu ñu reculé wul tiire leen ci seen kaw son bi mu ngi fi ñëpp di ko dégg ñu ni tey ay militants yu Mamour Diallo ñooy def meeting ba dem ci wetu kër Moustapha Diop di fa def meeting ñu jëm fa militant bu Moustapha Diop ñoom caaga ñoo xam mais comme mbokk am na ay mbokk ñu ngi xaar lan la justice di def Mohamed. mi ngi noonu Birahim violence bi saa su ne ñu ngi koy artu ci plateau yi fépp kilifa diine ñu ngi